si nekk sa tur ak sa sant di yéen ngi tey seen émission face au droit nekk ànd seeg seen xarit Pape Matar Dine juriste interne au niveau du cabinet de Maître Ibrahima Niang donc tey nag li ñuy waxtaanee mooy li nga xamante ne mooy déclaration ak nan lañ ko war a defee. La randonnée est une activité phare du bureau genre et le thème de cette année c'est l'obtention d'extrait de naissance pour les enfants. Donc c'est une occasion pour sensibiliser la population sur ce mal qui est un fléau. Parce que chaque année, nous avons quand même un nombre important d'élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil. Et c'est plus grave maintenant s'il s'agit d'élèves qui sont en classe d'examen. Donc déclaration nag bu ñu koy wax acte d'état civil moo tax ñu koy wax bi si mel ni acte de naissance acte de décès wala acte de mariage donc nag tey ñu ne woon dinañ si waxtaan si nan lañ ko war a defee ak kañ lañ ko war a def voilà donc tey loolu moo waral waxtaan bi ñu ne woon nag dinañ expliquer tey leeral ñi nga xamante ne xamuñu nan la ak naka la donc pour def déclaration yoon maye na ñett mbir bi si njëkk bi mooy déclaration bi ngay def bi nga xamante ne xale bi judd na ba mu am weer ak genn wàll c'est-à-dire 45 jours mën nga si def déclaration bu boobaa déclaration bi ngay def mooy déclaration normale bu nekkee nag nekk nga si ay xat-xat ba délai boobu passé yoon mayaat na la ba nga demaat ba fii ak 1 an boo génn si 1 an bi yoon may na la nga def sa déclaration bi nag boo koy def dañ naan déclaration tardive mais am na boo xamante ne tamit mun nga ko def mais bu passé 1 an tribunal nga koy def tribunal moo la mën a may nga dem def sa déclaration loolu la ñuy wax jugement d'autorisation d'inscription d'acte d'état civil. Donc nag bu ñu nee acte d'état civil soit day nekk acte de naissance wala mu nekk acte de décès wala mu nekk acte de mariage ñu commencé ci acte de naissance yoon dafa ni xale bu juddoo dañ kaa war a déclarer mooy lan ñu dem au niveau de la mairie bi nga xamante ne fa nga dëkk wala fa la juddoo nga dem def sa déclaration bi nag boo koy def dafa am fu muy jaar waaye balaa ñoo yegg foofu dama bëggoon wane tuuti rek njariñu këyit surtout këyitu judd parce que boo amul këyitu judd di nga dund de mais si kanamu yoon amoo benn gëdd doo am droit doo am àq doo am yelleef loolu moo waral tey nag ñu ne naka la ñuy def ba mën a sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ne amuñu këyit wala ñi nga xamante ne seen doom amagul këyit ñu dem wutal këyit pour njariñam tey ak suba. Donc nag pour def loolu yoon dafa ni bu xale bi juddoo am na këyit boo xamante ne hôpital bi xale bi di juddoo dinañ la ko jox certificat de naissance moom ngay jël boole ko copie d'identité papa ji ak yaay ji su fekkee si mariage de juddoo ngeen boole seen certificat de mariage pour wane ni xale bi si biir mariage de juddoo bu loolu amee ñu ne tamit du chaque jour la xale di judd si mariage doom mun naa judd feneen fu dul mariage doom mun nañ kaa fore si mbedd bi donc loolu noonu yëpp tamit yoon am na lu mu si wax pour dimbali xale boobu nga xamante ne nii xamul dara mënul dara mu am ay këyit ñu ne xale bi nga xamante ne dafa judd si lu dul mariage c'est-à-dire xale boo xamante ne nii ñaar ñu ko meññ nekkuñu woon si buumu sëy donc kooku noonu tamit yoon nee na su fekkee papaam nangu na njuree la bu boobaa day jël sant papaam bu boobaa papa ji mooy def déclaration bi su fekkee papa ji nanguwul njuree la bu boobaa xale boobu noonu day jël santu yaayam ñu ne waat xale mun nañ kaa force mbedd bi comme niñ naan jur doom sànni bu boobaa aussi yoon nee na xale boobu bu ñu ko foree dañ kaa war a jébbal officier bi pour utal ko kay dañ ko war a jébbal officier boobu moo koy jox tur pour juste xale boobu noonu ñu mën ko protéger ëllëg waaye si biir kayitu juddoom dinañ si mentionné que ni xale bii dañ kaa for mooy la mention enfant trouvé donc loolu noonu mooy li nga xamante ne si lañ mën a tënku pour utal kuy soog a judd kayit
certificat de mariage mooy këyit bi nga xamante ne moom mooy firndeel que ni diw ak diw marié wu nañ. donc loolu noonu ki la ko mën a defaral mooy ki nga xamante ne moom moo reconnaître que ni sa mariage boobu am na muy officier d'état civil. waaye nag ñun waxee ni mariage boobu mun na am wala mun nañ ko joxe ci anam yu bari. am na ñoo xamante ne comme ñi nga xamante ne suñu mbokk chrétiens yi wala suñu mbokk catholique yi ñi nga xamante ne ñoom bu ñuy marié wu dañuy dem mairie directement ñu defal leen seen mariage foofu. bu boobaa du compliqué parce que ci moment bi ñu leen defal seen mariage ci moment boobu lañu leen defal ay seen certificat de mariage loolu la ñuy wax le mariage célébré. bu loolu weesoo am na mariage bu ñu naan mariage concerté comme ñun ñu ngi koy defee suñu mbokk séeréer yi suñu mbokk tukulóor yi dem ci jàkka ji ñu takk leen defal leen lépp marié wu nañ mais pour mariage boobu mën a am njariñ ëllëg il faut ñu jël këyit boobu ñu leen jox ci jàkka ji boole kook seen photocopie d'identité dem mairie bu def déclaration bu ñu defee déclaration boobu nag ci la leen mairie bi di defaral certificat de mariage ak livret de famille bi nga xamante ne ni mooy wane ni ñoom am nañ këyitu mariage. parce que boo gisee may attardé wu sax ci këyitu mariage parce que bari na jafe-jafe yu bari yoo xamante ne tey nit mu ngi koy jànkonteel ci ñàkk certificat de mariage. li ci gën a bari mooy jigéen walla góor boo xamante ne dafa marié wu te amul certificat de mariage ëllëg ci biir mu jànkonteel ay jafe-jafe ci biir mariage am ba mënatul toog ci mariage bëgg a divorcer te yoon nee na même bu fekkee mariage takkee wuñ ko ci tribunal ba wala takkee wuñ ko ci mairie ba mënuñu ko tasee fu dul ci tribunal bi muy benn jafe-jafe boo xamante ne nii nit mën na koo jànkonteel su amul certificat de mariage. nee nañ ku amul certificat de mariage mënoo demander divorce parce que këyitu boobu noonu mooy wane ni devant le tribunal que yéen ñaar ñi nekkoon ngeen ci buumu sëy. donc bu loolu amul day nekk jafe-jafe boo xamante ne ni doo mës a tas te bés boo tasul ba dugal ci beneen sëy tamit yoon mën na la see teg ay daan ñu bàyyi ci xel. donc loolu noonu dina ci ñëwaat ci yeneen rubrique yoo xamante ne day porter uniquement sur le mariage mais pour wane juste que njariñu certificat de mariage ak li nga xamante ne mën na la koo jural ak li nga xamante ne mën na la koo may ëllëg. donc li mu la jural mooy li nga xamante ne ëllëg ci biir mënoo demander divorce. lim la mën a may nag ci côté ku góor gi comme ci côté ku jigéen gi boo amee certificat de mariage suba yow ku góor gi mën nga assurer say doom assurer sa jabar par comme ñu koy woowee ci français institution de prévoyance maladie boo amul certificat de mariage doo mën a souscrire say njaboot wala nga souscrire sa doom sa jabar ci loolu noonu. donc loolu noonu am na njariñ certificat de mariage am na njariñ côté boobu. certificat de mariage am na njariñ ci kaw man mi nga xamante ne man maa marié wu ak ku jigéen ëllëg ci biir su ma génnoon àdduna certificat de mariage boobu mooy justifier que ni ku jigéen ki am na wàll ci sama ndono ñu bàyyi ci xel bu baax. loolu noonu tamit c'est valable ci jigéen comme ci ku góor gi donc lépp mënuñu ko wax walla lépp mënuñu koo développer tey mais dañoo ne woon tey nañu wax lii rek ci mariage ba beneen yoon ñu wax ñu jéem a def benn émission spéciale ci loolu. aduna ko mën a juy luy wéy la aduna ko mën a juy luy wéy la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira de moo wóor. parce que nee nañ ku dund li nga dee mais yoon tamit dafa ne ku dee tamit walla ku génn àdduna war nañ ñëw mën a am këyit buy firndeel ni kii génn na àdduna. ba tey tamit ci déclaration bi yoon nee na bu loolu amee bu ñu nee nit génn na àdduna ci premier mois bi 30 jours ba 45e jour bi mën nañoo def déclaration bi bu boobaa dañ naan déclaration normale la def nañ ko ci àpp bi nga xamante ne moom la yoon santaane waaye yoon tamit may na ñi nga xamante ne ñoo war def déclaration bi ñu ñëwaat bu àpp boobu passé ñu ñëwaat def déclaration mais àpp boobu warta dépasser 1 an muy déclaration tardive buñ ko deful nag ba mu weesu 1 an nee nañ bu boobaa tribunal moo lay jox autorisation nga dem def déclaration bi et boo koy def aussi
il faudra nga produire ay documents yoo xamante ne mooy wane ni ki ngay déclaré ni nekkatu fi gën a génn àdduna parce que nit bu génnee àdduna war na am benn këyit buy firndeel ni lii nit ki génn àdduna loolu la ñuy wax soit constatation de décès wala PV de décès loolu noonu bu amul automatiquement cette personne mënuñu am firnde que ni ki nit kooku génn àdduna te nit tamit balaa ñu koo suul ñu bàyyi si xel bu baax a baax bu génnee àdduna balaa ñu koo suul dafa war a am certificat d'inhumation ñu bari nag ñu ngi koy umpale wala ñu ngi koy bañ a def parce que nit avant ñu koo suul da nga war a am autorisation boobu noonu bu ko amul ëllëg si biir boo amul certificat de constatation de décès loolu noonu ngay produire parce que ñu fàttali que ni nit mun na dee hôpital mun na génne àdduna hôpital comme mun na génne àdduna si biir këram donc bu génnee àdduna si biir këram da ngay woo autorité bi nga xamante ne moom moo nekk si secteur boobu noonu ñu ñëw constater la décès bi su fekkee hôpital la génnee àdduna hôpital moom moo lay dressel certificat bi pour constater le décès donc këyit boobu ngay wut ngay jël avant ñu ko suul nga dem déposer ko pour am certificat d'inhumation pour mën a suul ki nga xamante ne moo génn àdduna si loolu ngay sukkandiku nag pour dem déposer pour am certificat de décès aussi tamit certificat de décès tamit njariñam dinaa si ñëw tuuti parce que bu nekkee ki génn àdduna dafa bàyyi njaboot bàyyi alal donc njaboot googu noonu bu ñu bëggee jariñoo alal jooju am na fu ñuy jaar et que fu ñuy jaar noonu caabi ji mooy certificat de décès parce que pour nga wane ni nit a la jur am na këyit bu tribunal di jox muy jugement d'hérédité te jugement d'hérédité boobu mënoo ko am fekk wane woo ni diw mi génn na àdduna et que ñii la fi bàyyi comme ay njaboot donc si procédure aussi tamit nekk na procédure bu gudd te dinañ si ñëwaat pour beneen explication boo xamante ne dañuy sukkandiku uniquement pour loolu noonu donc mu nekkoon tey seen émission face au droit ñu si doon waxtaanee forme de déclaration ak délai yi nga xamante ne moom la ñu yoon may pour ñu def déclaration yi ak importance këyitu juddu wala këyitu mariage wala këyitu décès donc ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous si yeneen prochaine émission yi di leen wax ngeen abonné partager ak si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire signe sur mon numéro qui est en bas wala ngeen bàyyi seen commentaire sur YouTube wala ngeen contacter ma aussi sama adresse email bi nga xamante ne mooy jàll si suuf noonu di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous sur une prochaine émission face au droit ak seen xarit Pape Matar Tandine jërë ngeen jëf.